jërëjëf Mohamed Kandji ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal si rajo ITV daan mbégte di dalal fii suñu studio colonel Antoine Wardini kenn du ko président de Sénégalais yi nee naa moom moo nekkoon directeur service civique national colonel en tant qu'ancien directeur civique national li nga gis ci Coupe d'Afrique bi gis xale yi gagné coupe bi engouement bi depuis demi-finale mbedd Ndakaaru yi foo sama mbaat mu takk démb ci guddi laata union di ñëw palais ba sur 15 kilomètres def nañu pratiquement 7 heures nga xamante ne ci yoon bi ak seen bus communion bi am nu mu tàkkoo naka la ko mën a jàngate. merci Alassane jërëjëf ci invitation bi maa ngi ciy profité tam di nuyu suñu téléspectateurs yi di itam remercier d'abord gouvernement bi président bi ak gouvernement bi par les moyens yi ñu déployé parce que bi ñu ko déployé woon foog naa du ñu yegg si fi nekk si nii bi yoon dégguñ xuloo dégguñ wax dégguñ prime dégguñ dara di nuyu itam suñu kilifa diine yi di nuyu itam autorités sportives yi di féliciter coach bi ak équipe bi di féliciter itam population pour le élan de solidarité bi ñu wane démb moom. maa di tali liesse populaire boo xam comme ni nga ko waxee léegi rek ci Sénégal gi yëpp la du woon Dakar rek. et si bitim réew tam gis nañ France gis nañ États-Unis gis nañ fi Sénégal yi fi ñu nekkoon yëpp mbamb nañ ñëpp jóg pour montrer fibre patriotique boobu génn démb moom kooku moom dama si kontaan man en tant que militaire en tant que ancien directeur de service dama si kontaan loolu moom bu ñu si yàlla mënoon dimbalee ba lii mën a law mën a continuer dañ sant yàlla loolu te foog naa sport bi comme ni nga ko waxee rek foog naa ne impact kii viatique la boo xam bu ñu sukkandiku bu baax jox ko ak xam toppatoo ko ni ñu ko war a toppatoo investir si defe naa ne li ñu soxla si dëkk bi dañ ko mën a am ñu nekk ci réew mi nga xamante ne souvent dañu décrier comportement xale yi ci nu ñu mel ci mbirum citoyenneté ci mbirum civisme est-ce que lii mën naa nekk prox ndollu bu ñuy wut benn programme bi xamante ne dina gën tàggat ndaw yi. mun na ko man yaakaar naa ko gëm naa ko parce que man comme ni ma la wax man militaire la te liggéey naa service civique national tam liggéey naa xale yi liggéey naa ay volontaires en pagaille te gis naa seen mën-mën xale yi ni ngi leen gisee démb wóor na yàlla ak ku honnête dëgg rek xool leen xam ne xale yi li ñuy wax patriotisme am nañ ko bu baax a baax gëm nañ seen dëkk bugg nañ seen dëkk bugg nañ si bokk l'essentiel mooy nañ leen dimbale rek ba dugal leen si biir ba ñu leen wan ne si ngeen bokk affaire bi seen affaire la bu ñu ko defee rek xale yi daañu indil ay résultats yoo xam mari détail macha allah man xam naa ne xale yi am nañ yoo xam ne ñu leen taxawoo rek dañ def liggéey bu mag a mag te bugg nañ ko démb boo xoolee xale yëpp nu ñu génnee topp joueur yi topp convoi bi di yuuxu mel ni di ñoom ñooy Sadio Mané ñoom ñooy joueur bi ñoom ñooy joueur be loolu rafet na loolu te du fii rek de comme ni ma la wax si àddina bi yëpp la de fépp ñëpp a génn man gis naa ay population yoo xam ay sénégalais yoo xam fépp si àddina bi ñu ngi génne di manifester wu vraiment li ma gis démb moom ak drapeau yi ni ñu génnee pour un ancien militaire pour un ancien directeur du service civique national ça c'est je suis vraiment heureux de voir ça dëkk bi yëpp foo tourner drapeau Sénégal la ku sol drapeau Sénégal la sol peinture yi trottoir yi carrefour yi oto yi nit yi sax dañu peinture seen bopp pour wane ne ñëpp a ngi gëm affaire bi dañ kontaante boo xam dafa mel ni ñoom affaire bi daal kenn bëgguloon tardé kenn bëgguloon rate affaire bi ñëpp ñëw au rendez-vous loolu li ko waral mooy sport bi xoolal sport bi mooy lifin boo xam ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp amul catholique amul sëriñ amul nit bu ñuul amul nit bu ñaaw amul màgget amul xale amul politicien amul ñëpp a ci gis seen bopp démb même bu président bi oote wuloon ne ñëw leen ñëpp a yem man maa ngi dëkk boori aéroport mais boo gisee démb si suba teel la xale yi commencé mbamb di utile aéroport xool ba 1h du matin man dama yërëmoon sax footballeur yi ñoom ñuy voyager ñoom ñu sonn ñëw mais liesse boobu jaroon na ko parce que ñoom lañu ko doon terale loolu moom rafet na loolu gis naa ko moom est-ce que ko en tant qu'ancien justement directeur de service civique national yaakaar nga sport mën na nekk benn vecteur de cohésion nationale bu gën a renforcer wu est-ce que affaire bi xam nga am na ba pare laata ñu bàyyi mu retombé ñu delluwaat ci li nekkoon démb est-ce que mën nañu profité ci affaire bi defar benn plan bi xam nga day maintenir li xamante ne moom mooy ferveur bi maintenir drapeau national parce que boo demee États-Unis la njëkk a frappé kër boo taxaw da nga gis drapeau américain foo boo tourné gis drapeau américain est-ce que loolu mën nañ ko benn programme xamante ne une maison un drapeau waaw loolu foog naa mun nañ ko def te xam nga affaire bi yëpp il faut que d'abord que population bi itam gëm ko il faut que population bi adhéré ci affaire bi te pour population bi gëm ko te adhéré ci affaire bi il faut que ñu won leen wala teg leen ci ay yoon yoo xam dana tax ñu gëm ko parce que affaire bi ñun li ñu war a def mooy cultiver cette fierté en nous loolu c'est important démb li ñu gis moom ak barki démb li ñu gis moom fierté dëgg gars yi dañoo kontaan ñëpp a fier ci seen équipe bi ñëpp a fier seen équipe bi mais kooku la ñu war a liggéey cultiver ko ba nga xam ne nit de dañuy gëm seen bopp fier ci li ñu am alal boobu bu ñu ko defee rek koo ne drapeau maison ñëpp génne ko wante bu fekkee loolu amul bu fekkee gouvernement bi ak autorité yi ak papa yaag yaay yaag ak société bi ci liggéeyuñ ci
bu fekkee dañu bàyyi ku nekk def la neex rek day mel ni loolu baaxul day mel ni du am harmonie day mel ni vraiment confusion totale amul mais sport bi ni nga wax yow sport li ma gis démb en tout cas présent bii war na yee ñu bëri war nañu yee suñu kilifa yi yee suñu waa kër yi yee suñu njaboot yee xale yëpp parce que moom xale yi gëm nañ affaire bëgg nañ ko te foog naa bu ñu si sukkandikoo jox ko akam liggéey si def un plan de carrière même pour les enfants parce que boo demee Brésil man Brésil laa nekkoon attaché militaire. Brésil dañuy xool ay xale. du da ngay jàng école rek am na ñoo xam bëgguñ jàng école am na ñoo xam bëgguñ académie bëgguñ jàng école du tout mais football lañ gëm ñoom football dafa mel ni religion foofu dafa mel ni religion papa yaag yaay ñëpp a mel ni diine la ñëpp ci jàpp ci foog naa bu ñu ko defee noonu dana am cohésion effectivement ni nga waxee dana am cohésion nationale dañu mën a jàppalante jubóo ci parce que ñëpp ci football li ngi suñu bopp brésilien buy football xool brésilien fu mu nekk ci àddina bi drapeau bi di yëkkati ñëpp États-Unis seen drapeau bi mais ñun drapeau yi du génn lu dul indépendance nga ko gis ak bu football amee kon nag xam nga ne football bi kon am na si loo xam war nañ si mën a sukkandiku pour continuer ko pour li ngay wax léegi ñu defaraat cohésion nationale bi lancer civisme bi ak citoyenneté parce que lu am njëriñ la xam nga affaire bi il faut ñu encadrer xale yi. encadrement rek du leneen bu leen encadrer teg leen si yoon bi jox leen moyen comme ni ko gouvernement bi génnee bi yoon déggoo benn jour ne prime déggoo kenn xuloo bu leen joxee li leen war a jox encadré teg benn encadrement baax ñu encadré leen foog naa dañuy egg résultat bi nga wax. démb am na benn kàngam benn professeur Laksokaabe Diouf nekk Laksokaabe Mbow nekk si di jàngale foofu dafa bind ci page Facebook am li xew démb du ma gis comme fuul Sénégal même bi Sénégal amee indépendance musul gis engouement ak passion bu mel nii. wax na dëgg parce que boo doxoon ci mbedd yi Dakar yi man aw naa boori Wakam aw naa boori monument de la Renaissance aw naa si ay coin boori Yoff ak yooyu boo gisee nit ñi génnee dafa mel ni ay soldats yu jóge guerre dafa mel ni dañu demoon guerre jóge guerre gagné ak victoire bi gagné guerre bi di ñibbi si ñu leen di tertu boo xoolee ni ñuy tertoo combattants yi bu ñu dugg si dëkk bi dafa mel ni loolu la woon engouement boobu vraiment kenn xoolatu si woon ay appartenance politique wala appartenance raciale wala benn affaire ñëpp furo bi lañ leen gëm suñuy ambassadeurs yi suñuy combattants yi demoon guerre ñi demoon mission ñoo ñibbi si indaale ñu liñ doon yàgg ut te amuñ ko woon. loolu nag am nañ ko comme ni nga ko waxee sànq sport bi boo demee Brésil nekk na vecteur de cohésion nationale est-ce que dañu war a wun nag ay programmes sectoriels partout dans les écoles parce que amoon na IASU avant mais IASU bii gis nañu nu mu mel léegi nekkatul lu programme bi doon nekk mais est-ce que war nañu mën repenser programme yooyu ci biir école yi maternelle yi maanaam case des tout-petits xale yi déjà âge boobu ñu commencé leen di inculquer les symboles nationaux. loolu d'accord naa si inculquer xale yi les symboles nationaux depuis bi nekkee xale yu ndaw a ndaw depuis école d'accord naa si bu wax parce que bu ñu ko defee moom la ñu màggalee te bu ñu ko màggalee day doon loo xam vraiment lu naturel la si ñoom loo xam vraiment dañ ko mun ba munaat ko. effectivement def ay programme gis naa fii Sénégal ñu ngi commencé def ay académie mais foog naa bu ñu delluwaatoon ci suñu UASU bi ngay wax delluwaatoon ci école parce que académie de football yi ñuy def day fekk ñu jël ay xale yu màgg ba pare leen jéem a formé wante bu fekkee dañ ko dugaloon comme civisme citoyen ni ñu ko doon defee bu njëkk dugal ko ci école xale yi di koy jàngee di koy nàmp di koy màggaale defe naa dañ ko mën a yore dañ ko tàmm danañ lekk loo xam lu naturel la ci ñoom ba nga xam ne def ko du doon lu jafete ci ñoom te foog naa Sénégal war nañ delluwaat ci affaire yooyu delluwaat ci formation yi def ay programme à l'école instruction civique citoyenne bi il faut que tam ñu jug ci bu baax waxal xale yi di leen jàngal parce que xale yi ñoom ñooy avenir dëkk bi. ñoom ñoo yore ëllëg àddina bi xoolal affaire bi xew tey rek ci football bi rek ay xale demoon football ay xale ay Sadio Mané ay xale lañu. ñun seen papa yi seen maam yi nekkoon fii am na loo xam musuñ ko réussir te xale yi réussir nañ ko. ci laay ooyee itam gouvernement bi oo ci itam autorité yi ak ñëpp ngir yàlla yooyu itam ñu gëm le local ñuy gëm le citoyen lambda le sénégalais xoolal Aliou Cissé coach yi nekkoon si Coupe d'Afrique ay tubaab ak ay étranger yëpp moom sénégalais moo ci nekk dans leen kon foog naa am nañu expertise boo xam war nañ ko mën a exploiter itam ñun suñu biir donc mooy li nga wax le def benn plan de formation pour xale yi ànd seeg waa Sénégal yi ànd seeg doomu Sénégal yi ñu gëm suñu bopp liggéey si boobu foog naa day réussir li ngay wax nii. waaw ci plan boobu nag xëy na dañu war a indiwaat suñu valeur nationale valeur culturelle parce que souvent li ñuy jàngal xale yi si plan yi tamit ay tubaab yi dañ jàngal ay ñoom Faidherbe ñoom kii te duñ leen jàngal Lat Dior du leen jàngal Samori Touré du leen jàngal Cheikh Amadou Bamba du leen jàngal Cheikh Omar Foutiyou Tall Alaaji Niass ak yooyu ñu sukkandiku ci suñu valeur réew d'abord joxe ñu un exemple. loolu d'accord naa si moom parce que nit balaa ngay xam sa bopp balaa ngay mën a développer nekk leneen il faut nga xam sa bopp ba pare xoolal Japon bu ma joxee exemple Japon. guerre mondiale bi dañ leen détruire avec la bombe atomique détruire ba jeex tàkk
wante taxul ne ñoom dañoo sukkandiku ci seen diine ci seen cosaan ba màggat fi nekk nii kon ñun tam foog naa xale yi war nañ leen jàngal suñu histoire jàngal leen suñuy fait de guerre jàngal leen suñuy réalisation ba nga xam ne xale yi daañu kontaan ci seen i mag yi ak seen papa yi daañu fier ci seen mag yi ak seen papa yi au lieu nekk fi di fier ci doomu jàmbur ci yeneen affaire yu ñuy def ñun li ñuy def ci àddina bi yëpp war nañ ko mën a def nit yi lu ñu war a def war nañ ko def man doomu wóor na ma yàlla donc mais loolu pour mu am comme ni nga wax il faut ñu former xale yi di leen jàngal di leen di yee ci suñuy fait de guerre yi di leen di yee ci suñu jëfin yu ñuy def au Sénégal pour ñu mun a xam lan lañ réaliser lan la suñu papa yi def lan la suñu maam yi def ak ñoom lan la ñuy xaar ci ñoom parce que affaire yu namp la rek lu ñu leen di jàngal ci suñu diine ci suñu cosaan dañ koy namp màggaale ko te loolu foog naa lu am importance te itam dëgg-dëgg xale Sénégal nga jàngal ko sa diine jàngal ko sa cosaan jàngal ko sa mën ak sa ni nga war a doxalee si la gën a mën a exprimer wu que mu exprimer wu si beneen langue donc xoolal Allemagne détruire leen tam guerre mondiale mais xool ñoom seen làkk la ñuy làkk ba tey seen Japon seen làkk la ñuy làkk ba tey si la xale yi gën a mën a xamee liñ naam si liñ gën a mën a xamee nu ñu koy waxee ak nu ñu koy defee je crois que c'est important ñu jàngal xale yi suñ maam yi fi awoon ñoom Lat Joor suñ maam yi fi awoon yoon buur Jolof ak yooyu ñu xam au moins lu xew parce que ñun amuñ benn référence ci dëkk bi ñun bu ñu xoolee rek ñeneen ñi la ñuy xool te loolu moom waxuma ne bon na mun nañ jàng si ne wante tam war nañ jéem a xool ñu tam lan lañ def war nañ mën a fier comme démb ni ñu fieree si footballeurs yi war nañ mën a delloo suñu xalaat si ñi fi awoon lan lañ fi def am na ñu fi liggéey loolu il faut ñu jàngal ko xale pour xale yi xam ñan ñooy seen mam pour ñu mën a fier mën a wax jaay seen dëkk ci bitim réew tam loolu foog naa lu am njëriñ la ci xalaat bi am na ñu naan sax est-ce que duñuy dem sax ba def service militaire obligatoire est-ce que duñu ko def Sénégal pour accompagner xale yi parce que concept armée nation bi gën a am impact parce que armée c'est l'une des structures les mieux organisées foofu boo fa duggee bu la encadré da nga gën nekk citoyen oui armée moom boo fa duggee amul doomu Massamba amul doomu jigéen ñëpp dugg ci biir ay doomu sénégalais fa nekk de n'importe quelle couche je crois que ñëpp war nañ mën a def service militaire kooku moom yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko ñaan yàgg nañ ko wax mais boo waxee service militaire obligatoire gars yi ne waaw mais si loi bi mu ngi si loi bi mais defuñ ko parce que dañu am ay jafe-jafe finance wala ñoom ñoo xam affaire bu mais je crois que loolu lu am njëriñ la même bu ñu mënul def service civique service militaire obligatoire pour xale yëpp mais wax na leen nañu aw service civique national benn la rek pratiquement benn la 2 ans la ñaari at la ñu fi jël former leen encadrer leen li am njëriñ si affaire mooy jël ay sénégalais jox leen une chance dugg leen foo xam duñu am ay problème mu lekk ak yooyu ñu leen jox dund leen solal leen jox leen ba pare encadrer leen di leen jàngal réew mi di leen jàngal institution di leen jàngal lu baax ak lu mën pour encadrer leen comme ni ñuy def prytanée militaire yàgg naa ko fi plusieurs fois il faut que ñu def loolu lu am njëriñ la service militaire bi moom bu ñu ko mënoon def moo gën parce que boo gisee Israël ñëppay def service militaire amul doomu président amul doomu ñëppay def militaire génni continuer sa liggéey pour que ëllëg bu ñu la ooyee nga mën a ñëw pare nga kontaan kooku man d'accord naa si loolu il faut que ñu defal xale yi service militaire bu ñu ko defal ñu un service parallèle comme le service civique national bu ñu ko mënul ba mënuñ tam bon ñu favoriser au moins les mouvements à foulard les pionniers et cetera il faut que xale yi ñu encadrer problème yëpp question de encadrement la. mais est-ce que encadrement bi dafa war a am ak formation c'est-à-dire boo duggee foofu bu fekkee ne mu nga def affaire menuiserie nga jàng ko boo bëggee def affaire mécanique nga jàng ko plombier nga jàng ko parce que réew mi Sénégal léegi da ngay yeewu soxla plombier bu baax doo xam mécanicien bu baax doo xam soxla menuisier bu baax doo xam ay tâcheron ngay am yenn saa liggéey bi nga bëgg defal la ko taf yëngal lay doon te gis nañ ñu bëri liggéey fii menuiserie plomberie bitim réew lañu jóge liggéey ay portugais ñoo nekk yenn saa ci bâtiment yi ay turcs ñoo nekk ci bâtiment bi alors que main d'œuvre bi am na fi. pourtant xale yi mun nañ main d'œuvre bi am na xale yaa ngi fi am nañ doole te mun nañ te bëgg nañ def dañoo amul dañ leen dimbalewul peut être dañ leen encadré wul mais bu ñu leen formé woon laa wax dugg nañ ci école de formation formé leen ba pare encadré leen uti leen ay porte de sortie uti leen ay opportunité kon xale yi dañ réussir lépp man gis naa Brésil moo tax man xam naa ne gars yi dañ ne kii xam Brésil man Brésil gis naa fa ay xale yoo xam nee na soxlawuñ académie bëgguñ jàngi école soxlawuñ ko gëmuñ ko mais dañuy leen dugg ci ay centre de formation ay école de formation mais yoo xam gouvernement bi moo ko teg ci yoon gouvernement moo teg école yooyu école de formation ñuy wax ay service national d'apprentissage dans les différents domaines moo ko defar teg ko fa liggéey ak entreprise yi gars yi di financer formation xale yi bu ñu paree ñu yóbbulee ci entreprise yi gars yi dem pratiquer ci entreprise yi ba pare main d'œuvre boo xam du cher et puis bu paree am nañ possibilité ñu engagé leen jox leen liggéey ñu continuer seen carrière loolu il faut ñu def ko xale yi fii Sénégalais koo munti oo ne ko suma oto panne suma courant li koo wax mu ne mun naa ko parce que dañ ko bëgg a def même bu ñu ko mënul dañ ko jéem a ñefe léegi nag ñun li ci war mooy jëloon leen rek former leen capacité leen tuuti encadrer leen
wax mooy sax ñu jox leen xaalis dañ leen encadré won leen yoon bi rek ñu xool xale yi dañ naawal seen bopp. gis nañu aussi ci coupe d'Afrique Sénégal am pardon engouement bi am ci équipe bi président recevoir opposition bi démb boo gisee image bu rafet la doo xam kuy nekk opposition ku nekk na pouvoir surtout ñu génn ci élection locale yi xamante ne coow yi bëri woon na xarab bi bëri woon na xaxarante bi bëri woon na image boobu est-ce que mën na nekk aussi catalyseur bi xamante ne ñu apaiser situation politique bi Sénégal. en tout cas fi mu nekk nii fii ba weer bi dee wala fii ba semaine bi jeex paix dina moom jàmm dina fi parce que ñëpp ñoom ñu ngi ci Lions yi ci victoire Lions yi li ma gis ci télévision te ñëpp gis ko tam effectivement lu rafet la président bi recevoir gars yi invité ñëpp parce que affaire bi li fi ni ñëpp la gi ñu moom la wax léegi bu fekkee sénégalais bu ci nekk gis nga sa bopp ci affaire bi foog nga ne si nga bokk dana dox parce que adhésion la ñu war a ut te adhésion pour ñu am ko il faut que yow nga xam ne boole nañ la si mais bu ñu la si boolewul da ngay toog seetaan mais bu ñu la invité nga ñëw bokk ci tu es fier ñoo ànd ak say doom parce que ñuy doom lañ ñëppay kontaan nekk si il faut que ñu liggéey affaire bi cette affaire d'adhésion de fierté loolu mais pour ñu def ko comme je dis il faut que gouvernement bi ak autorité yi ak kilifa yi teg ay actes yoo xam xale yi daañu si mën a aw dugg ci mën a saaraan démb xoolal mobilisation bi rek fépp si àddina bi laa wax déggoo benn xuloo déggoo benn xeex déggoo benn saaga te nu ma si kontaane mooy comme ni nga wax léegi ñu ngi door a génn si local yi tension yi amoon avant local yi pendant les locales tension yi xuloo yi ak yooyu mais bu football bi ñëwee démb coupe bi ñëwee ñu gagné nañ ko ñëpp fàtte affaire ñëpp fi nekk ci des Sénégalais ñëpp a kontaan ñëpp a bëgg a nekk Sénégalais ñëpp si bëgg a ànd ñëpp si bëgg a bokk loolu foog naa lu am solo la loo xam war na si bàyyi xel tuuti. est-ce que loolu dañ ko war a lawal di gën ko liggéey. war nañ ko lawal kay buñ ko parce que moom mu dem mu ñëw si xam président bi ni ma gis démb ak autorité politique yëpp ni ñu àndee moom buñ ko nee jàmm am si dëkk bi te bu jàmm amee si dëkk bi suñ ndam la investisseurs yi dinañ ñëw ñu ñëpp dañ si mën a gis ñu bopp ñu dañ si mën a liggéey il faut ñu jéem a ñaan continuer di football di jéem a xool ni ñuy indee nit yi du football rek même dans la musique dans beaucoup d'autres domaines nit yi mun nañ def en sorte que daal ñi koy pratiquer ñu gis ci seen bopp mu ci faj seen soxla kontaan si ndax ñoom ñëpp ñu mun a ànd jàpp ci vision gouvernementale bi ànd si parce que bu ñu demee ba gëm affaire bi xam ne si li ngay liggéey muy football mi lee mun nga si faj sa soxla mun nga gis sa bopp mun nga si defar sa bopp da nga kontaan te boo kontaanee foog naa fu ñu la ooyee da nga ko fa da nga ko wuyu ji. waaw ñu bëri nañu jeunesse bi gën na Dakar ga bëri na ci régions yi gën nañu waaye est-ce que gouvernement war def nga beneen effort pour investir dans les régions parce que bëri nañu bu fekkoon Sadio Mané jóguloon Bambali ñëw Dakar fii formé wu dem France xëy na Sadio Mané kenn du ko xam comme benn Sadio Mané ñoo nekk ci région yi am potentialité bi ci domaine yu bëri domaine scientifique domaine économie domaine athlétisme ci domaine yu bëri xëy na amuñ jumtuwaay yi dina mën a jox ñu exprimer seen i talent. waaw mooy question d'inclusion la rek question boole si ñëpp affaire bi ñëpp a si war a bokk c'est-à-dire gouvernement bi du Dakar rek te war nañ dem si régions yi effectivement dem seeti askan dem seeti village yi seeti xale yi def ay découverte de talent dem sax bu dul découverte de talent sax dem yëg nit yi wan leen ne si ngeen bokk dem liggéey ak ñoom jox leen seen ak jàppale leen si li ñuy jàppale parce que mel ne la bu si ñëpp jàppee rek affaire bi yomb l'union fait la force mais bu ñu toogee fii ñu mel ni ñoom fii lañ nekk ñu ñooy gouvernement ñun ñooy chef yi fii lañ nekk xamuñ li xew ci dëkk bi fa la talent yi nekk Sadio Mané li nga wax Sédhiou la jógee am na ñoo xam ñu ngi jógee ba Tambacounda am ñoo xam ñu ngi jógee si àll bi xale yi xoolal Sadio Mané bi mu commencé football dégg naa tànk na la doon footballé amuloon dara ñun ñëpp ñu si bëri si àll bi yéen jógee village yéen jógee suñ papa yaag suñu yaay amuñ am bu taxoon ñuy wax ma dafi nekk ni ñu sant yàlla nii encore beneen affaire ngi ni ñu sant yàlla nii tey suñ jom la des valeurs de jom de courage de persévérance moom la footballeur yi wane footballeur ñaata ñu leen dem coupe d'Afrique perte ko ñaata ñu dem ba final perte ko wante taxul ñu bàyyi continuer di ñefe di koy gëm je crois que aussi c'est des valeurs yoo xam war nañu ko inculquer gars yi jom bi courage bi persévérance bi discipline déggoo kenn wax waxi prime déggoo kenn xuloo seen objectif benn la woon ñun ñëpp final bi rek je crois que loolu lu am njëriñ loo xam war nañ ko wax te war nañ ko prôner au niveau de la république ba xale yëpp jàpp ci foog naa li ñu gis dem moom buñ ko lawalaatee tuuti di koy continuer lawal foog naa moom danañu amal njëriñ dootu déggati xulu ku nekk dañu jéem a xool ni ngay duggee bokk ci affaire bi pour mën a amal njëriñ sa bopp amal njëriñ dëkk bi. est-ce que justement équipe nationale bi modèle la de management pour école de formation yi pour ñu jàngat comme ni nga ko waxee sànq da nga dem benn yoon nga ñàkk coupe d'Afrique nga jógaat ñëwaat ñàkk jógaat poursuivre persévérance bi patience bi. ba jot ko parce que dañu gis xale yi dañoo wax xamu yàkkamti yenn saa. bu ñu defee benn affaire ñu échoué rek bàyyi. kii de moom exemple bu baax la moom. exemple bu baax boo ko xoolee wax ma sax si équipe nationale boo xoolee si Aliou Cissé mi sa boppam luñ ko fi critiqué wul amul luñ ko fi waxul amul luñ saagawul amul muy dem di def di ñëm ba yegg si fi mu yegg si nii footballeur itam ñun demoon nañ ba découragé parce que xam nañu am na équipe boo xam ne demoon nañ ba découragé foog ne ñii daal dañuy wax nañu du indal mais gis nga xool nañu commencé coupe d'Afrique rek nànk na gars ñi duñu sax quart de finale dem di ñu persévérance di gëm yàlla di liggéey ànd waxuñ
xuloowuñ je crois que exemple bu baax la boo xam mën nañu ko jox république bi mën nañu ko jox xale yi mën nañu ko jox sax population yi ñëpp xam ne lii yàlla rek xam mais yàlla béy si loolu liggéeyal itam ñeefeel pour yàlla mën la jàppale je crois que lu am importance la. est-ce que li xew ak équipe nationale pour yow am na lu mu war a mën a changer sur le plan psychologique ci sénégalais yi est-ce que dina tax sénégalais yi sur le plan psychologique ne c'est possible on peut le faire benn footballeur def nañ ko man fu ma nekk fan laa secteur bu mënta nekk mun naa gën a di def pour gagner. non kooku moom mu ngi ci xeli xale yi mu ngi ci xeli population bi ba pare moom man ci population bi ma fréquenté nii ci laa bokk encadré naa xale yi ànd naa ñoom xam naa ni ñoom bugg nañ. te mu ngi seen xel c'est que xanaa dañoo xamul déclic psychologique bi déclic moo des rek ban yoon la ñëw ak benn moyen parce que xale yu bëri boo leen waxee ñu ne aw ma xaalis du question xaalis question defar rek jéemal kii ose gagne comme dans l'armée defal mais pour nga def il faut que moom ay kilifa ay mag yu leen di woon yoon bi bu leen wonee yoon bi bu leen du dara man suma doom dama koy wax boo xam ne Cristiano Ronaldo Messi bi ne ko lu Messi def mën nga ko def ñeefal demal entraînement demal football mais ñoom duñ ko gëm dañuy foog ne dafa compliqué alors que affaire compliqué wul boo commencé def tuuti rek yàlla fekk ci la nit di jàppale la nga réussir Europe Amérique bu gisee seen doom yi ñoom bu ñu gisee xale bu dóor ba sax kii bu ñu utal ko ay ballon kii def na minute ñu utal ko ay mais noonu la dañ lay encadré dañ lay encouragé bu ñu ko defee rek lépp yomb je crois que li équipe nationale bi def ñëpp gis nañ seen bët ñëpp bëgg nañ ko def c'est que déclic bi nga wax moo des naka la ñuy defee encadrement moo tax moom loolu la encadrement bi il faut ñu teg ko sur place gars yi di jàngal école gars yi si école di leen won ne c'est pas compliqué leen jox ay exemple suñu maam yi leen jox exemple suñu kilifa yi leen jox exemple suñu joueurs yi leen jox exemple suñu référence yi ci dëkk bi ñu xam ne yomb na man fi ma nekk nii dañu ma fu nekk naan kaay wax ak ñu affaire civile citoyenneté mais mu dem naturellement laa koy waxee parce que dama ko def pratiquer ba nga xam dafa oyof fi mu nekk nii il faut ñu pratiquer loolu rek moo des pour xale yi Sénégal yi mun a yegg fi ñu leen soxla fi ñu leen di xaar. xale yi comme ni nga ko waxee gën nañu bëri nañu ci mbedd mi démb kenn mënu évaluer ñaata lañu 700 000 800 000 ba 1 million kenn mënu évaluer parce que amuñu chiffre bu évaluer ñaata Sénégalais ñu génn ànd ak équipe bi mais loolu bu fekkee da nga yore nguur loolu am ci sa réew pour la première fois nga gis c'est historique ndax nit ñi ñu génnee au-delà de engouement bi plaisir bi ak contentement bi dañuy am ban lecture nga ci mën a am aussi. parce que est-ce que de lecture bi nga xamante ne sortie bi mu gis démb moom xam naa ne politiciens yi ñoom ñëpp muy président bi muy opposant yi muy ñëpp muy même ñi observateurs yi gis nañ loo xam ne war na leen servir de leçon signal la boo xam war nañ ci bàyyi xel lool xam ne xale yi gis démb ñu génnee c'est la force xale yi ñooy avenir dëkk bi xale yi ñoo mën a defar dëkk bi te xale yi seen morom xale yi wane nañ ko ci terrain bi te ñoom ëllëg ci seen manifestation yi ni ñu génnee des milliers et des milliers de personnes déggoo benn toj déggoo benn xuloo ils sont disciplinés xam nañ luñ bëgg bu leen encadré jox leen seen cër te jox leen seen àq dimbale leen tuuti rek la ñu wax doo ko dégg ci dëkk bi te foog naa ne président bi lu tax mu bàyyi voyage am bi mu waroon def xam nga Union africaine daw ñëw fekk ci ko xam ne lii moom ambiance mobilisation citoyenne bi waru ko mën a raté te Sénégalais yëpp démb comme un seul peuple debout ñëpp a dem songi aéroport pour réussir leen je crois que daal comme ni nga wax rek affaire bi moom war na yee nit yi war na yee kilifa yi war na yee ñëpp te nit yaa ngi xool te xale yi ku nekk nga bëgg laal oto bi ku nekk nga bëgg laal joueurs yi ku nekk nga bëgg gis sa bopp ci affaire bi vraiment xoolal jaaykati mayo yi dañoo jaay ba mayo yi jeex jaaykati lekk yi économie dox na ñëpp si ànd déggoo xuloo déggoo wax defe naa daal leçon bu baax la boo xam man daal bëggoon naa ñu koy tegaat di koy xoolaat di koy jàngataat di koy wanewaat sax si école yi engouement populaire bi di ci delloo di ci yee xale yi tuuti pour que gars yi xam ne c'est possible affaire bi mën nañ ko def nañ ko gëm te loolu moo suñ solution ñun pour mën a régler problème Sénégal gi. li xew am na ay sociologue ñu koy wooyee produit national de bonheur PNB bi xew démb loolu dafa ñëw moment bi nga xamante ne bientôt 1 an événement yi malheureux mars yi amoon. gis du fi xew. gis xale yi tamit ils sont capables aussi de détruire ndax ay 14 morts am ci ba léegi amaguñu benn commission d'enquête bu leer bu xam lu ñu naka la ñuy mujjee est-ce que loolu dafay jàngale que la jeunesse peut être une force constructive en même temps destructive. Ça c'est évident, oui. Une force positive, constructive, comme nous avons dit, nous avons top Gandhi, rafetlu ci def manifestation de frustration pacifique dans tout le monde. Fu Sénégalais am def ñu ko déggoo coow déggoo wax mën nañu ko def wante nag bu ñu bëggee yàq dañuy yàq marché fi bu ñu bëggee yàq bu ñu demee ba ñëkk ba sës ba xam ne dañ fouler au pied leurs droits et leurs devoirs et cetera
xale yi mun nañ def lu bon mun nañ gaañ que ñun ñu attaqué Auchan yi que ñun ñu attaqué boutique yi nii ça peut être un danger moom la benn président da nga xam mi tena la xam nga wax ne tant que am na ay pauvres yu la wër jàmm mën a fa am parce que ñii bu ñu xiifee dañ jéem a ñëw ñaan bu ñu ñaan a joxo leen dañ leen jéem a attaqué bu ñu la attaqué mu ñu leen jéem a sàcc dañ leen jéem a gaañ donc je crois que affaire bi war nañ si bàyyi xel ñun ñëpp xam ne la jeunesse là c'est une force boo xam c'est le futur comme on dit c'est le futur c'est une force boo xam war nañ si bàyyi xel toppatoo leen jël leen de notre côté pour ñu liggéeyal seen bopp liggéeyal seen dëkk mooy jàmm ji parce que xale yi bu ñu demee ba amuñ ba sës dañ def loo xam maa leen tali mun na gaañ te mun na gaañ n'importe qui. comme ni nga wax ni xale yi génnee accompagne équipe bi dañuy projeter en même temps seen rêve ci équipe nationale bi ñoom Sadio Mané ak ñoom ñu réussir parce que xale bu nekk boo yeewoo bëgg ngaa réussir est-ce que nguur gi war na mun a jàngat ci loolu créer ay conditions pour xale am liggéey. parce que xale yu bëri génn yi ñu si gën a bëri bëgg nañu am liggéey bëgg nañ tedd ci dara mais yoon bi leen di war a woon pour loolu am. man de bu fekkee may gouvernement bi bu fekkee may président may gouvernement bi dinaa ci jublu moom dinaa ko jéem a def jéem a xool li xew démb jéem a liggéey de telle sorte que xale yi mun a réussir nii équipe nationale ni réussir parce que loolu mooy liggéeyu kilifa liggéeyu président liggéeyu autorité mooy nga def ba dimbali sa askan bi dimbali say doom yi bañ mun a màgg ba mel ni yow la ñu gën la loolu moom gouvernement bu ko comprendre wul autorité bu ko comprendre wul parce que ñun bu ñu fi nekkee ñëw ñu élire ñu def ñu président wala ministre wala député wala dañu élire pour ñu liggéey parce que balaa ñu ñuy élire ñun ñoo demoon di ñaane ay voix ñoo demoon naan bu ngeen ma defalee dans les vies il faut gars yi xam ne dañu war a ñëw servir on doit être des volontaires waru ñëw di servir suñu bopp dañu war a ñëw pour servir askan bi comme président gi Merkel en Allemagne gi nga présidente bi demoon final coupe du monde ba xam nga ban dëkkati la woon waaye moo demoon coupe du monde ba mujj ba final dégg naa président moo ñëw di dawal oto di dawal ak joueurs yi il faut nga wàccee sa bopp xam ne si askan bi nga bokk tôt ou tard foo mucc ne nga war a dellu si askan bi nga jógee fa ngay delluwaat kon affaire boobu il faut gars yi bàyyi si xel loolu xam ne il faut que ñu toppatoo xale yi il faut ñu toog seen droit la xale yi demandé wuñ à ñëw au monde indi ñu ñoo leen indi ñoo seen responsable ñoo am responsable pour toppatoo leen pour wan leen yoon pour teg leen pour ñu liggéeyal seen bopp pour ñu réussir kilifa noonu la war a xalaatee donc li ñu gis dem moom ñëpp si war a jublu moom pour jéem a xool naka la ñu ko mën a perpétrer def ko à tous les niveaux dans tout le Sénégal la parce que ñëpp si am droit tam parce que talent yaa ngi fépp te soxla yaa ngi fépp te nit yi sénégalais yaa ngi fépp tamit il faut ñu jëm jox leen seen àq il faut que politiciens yi ak kilifa yi dem vers les populations di leen di servir nekk à la disposition bu fekkee mënuñ ko ñu may ñu suñu jàmm ñu joxoo xale yi comme ni ñu gis léegi xale yi jël liggéey bu fekkee dañoo màgget amatuñ doole bi nañ maye place bi ñu dem rompale ko tuuti repos comme ni ñuy wax en la retraite bàyyi xale yi am doole ñu dem fekki askan bi liggéey askan bi parce que dañu war a nekk fi pour amal njëriñ askan bi nekkuñu fi pour toog leen di xool dañu war a yóbbu lépp man bu ma toogee ay temps gis ay yoon yu yàqoog gis ay ndox buy tuuru fii kenn du ko toog dafa demee mais qui est le responsable il faut que ces responsables là xam ne ñoom askan bi lañ fi nekkal te askan bi la ñu war a liggéeyal bu fekkee mënuñ def sacrifice bu fekkee mënuñ nekk ay premiers volontaires ñoom seen bopp ngir yàlla nañ abale place bi bàyyi ñu mën a liggéey du question diplôme du question prestance du question bi mooy engagement volonté liggéey comme ni koy coréens yi defee comme ni koy asiatique yi chimie oxymage ñoo liggéey ak askan bi ñoo liggéey comme américains yi daf dañ ko def loolu foog naa lu baax la Colonel Antoine Wardini maa ngi lay gërëm di la sant di fàttali auditeurs yi yaa fi nekkoon directeur DIRPA mooy communication armée nekkoon ancien directeur service civique national dina waxtaan ak yow lu ñu gis ci mbedd Dakar yi gis xale yi partout au Sénégal partout même bitim réew Brésil fu mu ko waxee ni ko gisee foofu Sénégal nekk Washington New York ñu nekk Canada ñu nekk France ñuy génnee di célèbre équipe nationale bi mu gagné parce que Sénégal dafa doon xaar coupe boobu depuis plus de 65 ans waaye ban jàngat la ñu am ci loolu ak nag la ñu mën a gën a war a toppatoo xale yi parce que ñoom moom réew mi surtout ñu wutal leen xëy ci programme yu baax parce que loolu bu ñu génn démb xale yu bëri comme ni nga ko waxee dañuy projeté seen rêve ci réussite joueurs yi ñu xool na xale naka la mën a réussir seen réew ñu ne gërëm di leen sa ñaanal bëccëg jàmm ak salaam jërë ngeen jëf